Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les jours li xew ci biir internet bi di leen jaajëfal saa su ne bu journal bi nga xamante ne rédaction bu télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal saa yu jeexee ñun ñu ñëw daal di yaatal ci li xew ci biir internet bi mu nekk émission boo xamante ni miin ngeen ko hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram nekk émission boo xamante ni soxal na leen mais surtout ci jamono ji nga xamante ni internet ak information ak yëf yi nga xamante ni lépp ñoo ciy xew. ñoo ànd mu nekk loo xamante ni da leen ni saxal hashtag bi miin ngeen ko ñu ngi ci suñu plateforme yëpp muy Facebook Twitter wala Instagram nekk na aussi ci xibaar yi nga xamante ni ci bari yéen internautes yi d'ailleurs yéen ñu koy partagé ngir ñun ñu partagé ko ci émission bi ndaxte émission bi soxal na leen loolu ngeen ñuy bind message ñu koy gis en temps réel ci suñu page Facebook ci suñu compte Twitter ci suñu plateforme yëpp surtout chaîne YouTube bi dem leen YouTube ngeen ni aimé bu baax suñu bi nga xamante ni mooy chaîne YouTube bu TFM boo leen cliquer ci cloche bi lépp loo xamante ne ay émission la wala ci ay information wala loo xamante ni jot na xew ci télé TFM ci télé bi di ngeen ko mën a am loo xamante ni ay émission la ci yeneen ak yeneen yoo xamante di leen soxal di ngeen ko mën a am en temps réel te loolu daf leen soxal dañuy njëkkee nag ak image bi nga xamante ni démb bàyyi woon nañ ko fi commentaire yi bari ba après émission bi sax mag ñi doon nañu woo ay pa naan ñu fi ngeen wax noonu ci Dakar fii la dañ doon laajte fan la woon ci Dakar mu nekk image boo xamante ni démb ba tey ñu ngi koy partagé wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante ni avant la pendant ak après am ngeen possibilité même après émission bi bu jeexee ci réseaux sociaux yi ñu continuer commentaire bu ci nekk da ngeen koy tëjee ak hashtag bii di sunu net def ci TFM dinañ ko gis comme ni ngeen ñi poser seen ay questions muy ay contributions wala leneen yoo xamante ni da ngeen gis ni dañ ko war a mën a partager ak li xew ci biir internet bi bari na nag li fi xew dañuy jël ay pàcc rek daal di koy partager muy ay informations mais surtout gën leen a sensibiliser surtout bu amee ay xibaar yoo xam ni ñu ngi soxal na mbirum internet soxal leen. yéen ñi nga xam ne yéenay utiliser internet bari na nag ci àddina léegi moom daanaka ñëpp a nekk ci réseaux sociaux yi image baa ngi nii Ablaye won ko gars yi ñu gis ni commentaires yi bari na ku nekk di wax ni fii fan la ci Dakar mooy image bi ngeen di gis mu nekk image boo xamante ni daal en tout cas jot naa ci information bu ci nekk ku ne naan fii wetu immeuble Yoro Lam la ñi naan fii nag véritablement fii avenue Ponty la effectivement dafa mel ni avenue Ponty d'ailleurs ci commentaires yi ñu jot moo ëpp ay réponses yi nga xam ne moo nekk réponse bu baax bi duñ ci tànn kenn dañ leen koy jox rek junj leen xam ngeen ni fi ñuy tànnee kenn di ko yóbbu ci jili CSB nekk rond point cité kër góor gi mooy kii kan la bi mais image bi moom gis naa ni commentaires yi bari na ku ne naan fii la mais gis naa ni avenue Ponty bi daal moo ñi gën a xam Dakar fësal nañ ne fii avenue Ponty la quoi ñëpp di wax ni fii la ci Ndakaaru te loolu nekk na loo xamante ni internet yi réagir nañ ci mi ngi noonu message yi ngeen koy gisee noonu avenue Ponty bi am na beneen image boo xam ne mag moo ñu ko envoyé vidéo bi daan ne ñii dama bëgg ngeen laaj ko fan la ci Ndakaaru mais déjà bus bi ma gis rek de bus bi moo ñu mag fuuf mais balaa boobu Abdoulaye wan na image bi vidéo la d'ailleurs daf ñu ko proposé def ñu ci hashtag bi sunu net ñëpp di ko gis mi ngi nii fan la ci Ndakaaru mën nga ko tegal téléspectateurs yeeg internautes yi ñu xool bu baax après ñu continuer commentaire ci suñu plateforme yi. voilà mi ngi noonu image baa ngi noonu vidéo baa ngi noonu sax ngeen xool ko bu baax fi fan la rond point fan la Apulaay dégguma ngeen joxe seen réponse yéen ñiy jaay ni Dakar ngeen dëkk rond point fan la ñu ne man dama ci teg ban année la sax na bus yi moom bus yi du léegi de xanaa gisoo oto yi nekk ci ginnaaw li Dakar bu njëkk ba la de bakkul ci suñu génération bi wala génération 2000 ah internautes yaa ngi commenté ah maa ngi gis ku ci nekk di wax ni fii maa ngi xaar avenue Blaise Diagne non ah bon yaakaaruma ko ah xam nga nag wax naa ko émission bi c'est interactif du man rek sama kii kenn mën na wax beneen internaute joxe ay explications yu gën a précises yoo xamante ni dinañu soxal moo tax d'habitude souvent dañuy gën a dékk suñu nopp yi ay mag ay ñoo xamante ni fekkee nañ jamono ji wala ñoo xam ne mën nañu ci joxe ay explications yu leer parfois ñu def vidéo parfois ñu envoyé seen ay messages di leen jaajëfal ñoom ñëpp mag ñi ñuy suivre ndaxte bari na ci lool ñoo xamante ni dañuy dajeek ñoom ñu naan ñun dañuy jàng lu bari ci seen émission bi dafa am solo mais surtout ci jamono ji nga xam ne téléphone portable yi ñun xamuñu dara dañuy jël rek di partager ne yéen explication yi ngeen di joxe bu ñu koy topp moom dinañu mën a éviter yu bare ci téléphone portable yeeg ci mbiru internet ndaxte léegi internet dafa doy waar image bi nag continuer leen di commentaire
hashtag bi sunu net la actuellement nous sommes en live sur Facebook min ngeen suñu plateforme yi rawatina Facebook di jaajëfal bu baax équipe digitale bi nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba tax ngeen ñuy mën a suivre fépp foo leen nekk même bu nekkee da ngeen nekk ci bureau yi heure pause bi heure añ la relax ñëpp dañuy yor seen smartphone wax naa ko téléphone portable téléphone ci télé ci poche la voilà léegi ñu topp ci gis nga vidéo bi ñëpp ngi commentaire mais ba tey dégguma waa régie d'habitude ñoom boo leen doon ñi nekk ci ginnaaw bu ñu wanee woon benn image bi ñu wanee benn image ñoom ñëpp ci commentaire ku nekk naan fii la mais gis naa ni bii daal tey gars yi dañu ne silence ñëpp noppi ñoom Babacar ci ginnaaw ñoom Apulaay ñëpp noppi mais xaar na maa ngi xaar di dégluwaale encore une fois internautes yi ku nekk ngi joxe message am na sax ñu may message ni ñoom waa l'ombre de la rue gis naa leen ñoom ñëpp ku nekk joxe sa message naan fii la continuer leen commentaire ñun en attendant ñu xool continuer li nga xamante ni mooy li ñu leen dégtal comme programme am na ci ay images yoo xamante ni aussi Apulaay wan leen image yi nga xam ne internet yi ñoo ñu koy partagé ñun lu reetaan loola dafa ànd ak internet comme statut WhatsApp Facebook kii mu ne bis boo defee faqastaloo nii ci ngay xamee ni dégg nga ay làkk yu bari dëgg la de surtout man sama genre gi nga xam ne parfois sama tànk yi dafay gumba kii wax na dëgg hashtag kii message bi mu wax moom daf ma ci visé comme ni ñu koy wax statut visé la quoi man la ci gaarwaale baax na lii nag voilà am na solo kii de day toll pël yi te man xam naa ne pël ak tukulóor yooyu presque mën na am benn la quoi voilà muy tooñ nii kii benn statut la xam naa dafay tooñaale pël yi mais pël yi mu ciy waxaale nii nag vraiment mi ngi leen di tooñ quoi mu ne dafa dugg ci benn supermarché xamul ni ñuy waxee poulet en français mu ne je cherche ok voilà c'est intelligent ni mu def baax na waaw bu xamulee ni ñuy waxee poulet en français mu jël nen bi ne lan la yaayu lii laay seet yaayu lii laay laajte animu nii nag moo li xew ci biir internet ñoo ànd ay statut WhatsApp la parfois nit ñi dañuy stressé bari ay information yu ñuy jot ba dañuy stressé surtout heure yi ñu xool statut yoo xamante ni ku nekk nag ci sa statut WhatsApp am na kon koo xamante ne soo bëggee reetaan wala nga gis ay statut yoo xamante lay reetaan loo fa ngay dem directement di seetaan di reetaan ñëpp ko am parfois on a trop d'informations wax naa ko on a li ñu duppee infobésité trop d'informations d'ailleurs ci information yooyu la ñuy jëm mook internet ñoo ànd nag information yi ci la ñuy jëm daal di wax information bi nga xamante ni temps yi yëpp ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mooy mbirum sénégalaise boobu amoon jafe-jafe ca Maroc beneen moroomu sénégalais moo ko teg ñu ne amuñu ci voilà gis naa ne tey information yi presse bi yëpp xëy nañ ci ñun ñi bëgguñu woon ñu ci développer trop ndaxte wóoruñu woon ba xam ndax ki ñu doon wax moom la nga wone photom parfois mën na ko yàqal àddina mooy effectivement gars yi gëstu nañ bu baax ba tey presse bi ñëpp génn nañ ci mbirum Fatou Kiné Ndiaye mi nga xam ne étudiante la woon fële ca Maroc doon ñibbisi am beneen mbokk sénégalais ku góor la nekk koo xamante ni aussi daf ko yóbbante woon ay bagages xam naa nga wóolu ko rek nekkate drogue moo ci nekk ba ñu jàppoon tegoon loxo ki nga xamante ni mooy Fatou Kiné Ndiaye ba internet bi ñëpp daal di jóg daal di seetandoo ensemble ki nga xamante ne mooy ku góor ki ñu supposé ni moom moo def ñaawteef bi ni mel mën nañ ko duppee noonu moom nag dañ ko jàpp fële ci Agadir gis nañ ni démb ñëpp di ci da ko partagé di wax ni kontaan nañ ci jàpp gi ndaxte ni mu def nii nekkul lu rafet mais nekkul lu baax aussi en plus bi ñu jotee xibaar yi ci presse bi tey observateur ñëw na ci li ñu wax mooy c'est pas la première fois mu def lu ni mel en tout cas nekk na lu doy waar dinañ leen ci ñëwaat ak ndax surtout nekk na information bi nga xam depuis 4 jours ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi muy Facebook muy Twitter muy Instagram am na beneen information boo xam ne diggante démb ak tey journaliste bu mag la fii ci Sénégal mais en tout cas mi ngi def buzz benn internet moo ne xanaa kii di ngeen wax ci moom ndaxte bokk na ci li xew ci biir internet bi boog moom mi ngi def buzz effectivement mi ngi def buzz ab déclaration wala mbind boo xam ne def na ko moom Madiambal Diagne jëmale ko ci mbiru xeet xam nga Sénégal moom mbiru xeet bi ñu ci bokk ndaxte ñun fii séeréer yee gis nga léegi blague bi ma wone affaire pël la ñuy wax pël ak tukulóor rek séeréer rek c'est juste pour tooñante que ay kàll la ñun ay affaire cousinage la ak yooyu daf ci baax wane suñu jàmmoo nation bi ñu am bokkoo bi mais mbir mu wax ci mbiru xeet ak yooyu te ñun baaxoo ñu ko di dégg fii ci Sénégal moo tax actuellement ñëpp a ngi koy terme bi muy utiliser ci internet bu ñuy critiquer kenn dañ naan ko ñu ngi koy sos quoi voilà bokk na ci li gën a fës ci internet bi. leneen li mooy gannaaw xibaaru Madiambal Diagne bi nga xamante ni journaliste bi surtout kàddoom yi muy wax fésal ci mbirum xeet ba muy def buzz am na beneen image buy def buzz mais xam naa lii dina intéressé ñi bëgg football ñi bëgg Sadio Mané mi nga xam ne actuellement ñu nga fële ca Congo moom mooy Sadio Mané gis nañ image bi diggante ci suba ak léegi wala démb ak tey mooy star bi nag
waaw moom attaquant sénégalais bi di évoluer fële ca Liverpool maanaam militaire congolais yi nga xamante ni Sénégal fa war a dajeek ñoom ci éliminatoire CAN 2022 bi fas yéene am fële ca Cameroun Sadio Mané ñëpp ko xam ñëpp ko ràññee moo fay star bi ndaxte fu mu jaar Sadio comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su ne da ngay gis ni image am wala fépp fu mu jaar muy ca Égypte bu mu jógee mooy ca Angleterre ga mu nekk fépp fu mu jaar ñëpp dañuy wane fësal ni Sadio Mané xam nañ ko Sénégal xam nañ ko même surtout day wane ni day jaay turu Sénégal fépp ci àddina d'ailleurs dañ ciy profité waxaale équipe nationale bu Sénégal ñi ngi waajal match bu am solo démb amal nañu seen séance d'entraînement bu njëkk ak effectif bu yaatu boo xam ne Aliou Cissé woo na leen mais surtout di fas yéene amal waajal seen match bi ñu ngi ko jàpp le 26 Congo Sénégal gannaaw bu ñu jóge fa ñibbi si ñëw fii ci Ndakaaru fas yéene dajeek ñii di waa Eswatini ñu ngi ko jàpp le 30 mars fële ca stade Lat Dior bu Thiès di encore une fois souhaiter bonne chance sunu gaynde yi te loolu du ñu jóg ci di ko wax leneen li mooy li ñu leen annoncé woon démb mook internet ñoo ànd te dafa commencé di dekk loo xamante ni luy def buzz la ci jamono ji muy mbirum Clubhouse waxoon nañ ko mooy dernière étoile montante ci réseaux sociaux yi loolu lañ ko duppee Clubhouse nag ci mbirum voix rek lay wax d'ailleurs du ñu wax sans l'avis d'un spécialiste kii nag xam-xamam màcc na ci moom digital manager la di Demba Gueye dégg waxtaan nañoo ak moom mu expliquer ñu naka la réseau social bi juddoo mais surtout actuellement buzz bi mu nekk di def ba Sénégal actuellement ñu bare nga koy utiliser li ma ci jaaxal rek mooy dafa fiir moom Apple rek amul iPhone doo mën a utiliser plateforme bi ñu déglu explication yi nga xam ne Demba Gueye defal nañu ko ngir ñu gën a mën a comprendre lan mooy Clubhouse. alors Ndiaye boo déggee Clubhouse benn application la boo xamante ne application mobile la mën nañ ko woowee tamit réseau social mi ngi existé depuis léegi 1 an daanaka sénégalais yi fi mu ne ñu ngi koy gën a jël réseau social nag boo ko déggee mooy un peu comme ay Facebook ay Twitter ay Instagram ak yooyu différence bi Clubhouse am tey mooy que ne déjà même boo installé application bi tey jii nii amuloo possibilité bokk tant que parrainé wuñu la maanaam tant que kenn ku nekk ci biir ba pare invité wul pour nga bokk ci biir Clubhouse loolu mooy benn ñaareel bi mooy Clubhouse amul texte amul envoyé photo amul envoyé vidéo lépp voix la waxtaan la day mel ni tey jii nii nga am sa chaîne de rajo képp ko installé application bi am nga possibilité am sa chaîne rajo bopp maanaam mën nga commencer ay conversation woo ci ay nit ubbi lu ñuy wax ay room boo ubbee room yi nag nga woo ci ñi nga xam ne ñoo lay suivre wala ñoo xamante ne peut-être yaa ngi leen di suivre ngeen bokk jotaay waxtaan day mel ni grand place mais bu virtuel loolu nag mooy Clubhouse lan laa ci mën a waxaat encore tey mën naa confinement bi yokk na li nga xamante ne mooy comment dire popularité wu Clubhouse ba tax na tey jii nii ñu bëri ñu ngi ciy dugg di ci amal ay waxtaan yu am solo nag yu am solo mën naa ci jël ñaar benn bi mooy waa Touba Clubhouse tey ñi ngi tudd Al Abrar maanaam dañoo ay Baye Fall la yu daje biir Clubhouse di ci waxtaan ba daanaka en moins de 2 semaines ñu dajale lu tolloog 2 millions de francs CFA lépp ci waxtaan ci biir Clubhouse te amul envoyé photo amul envoyé vidéo ay waxtaan la rek waxtaan jokkoo ba ñu dajale loolu ci montant yóbbul ko addiya sëñ Mountakha yóbbul ko 1,5 million yi ci liquide li ci des ñu jébal ko ci wàllu ay mbir yu ñu fàgg woon yóbbuwaale ko loolu mooy beneen bi mooy peut-être benn daje bu may amal man ñi sam bopp ak sam benn xarit bu tudd Ibrahima Diédhiou ñu koy def tous les mardis di waxtaan ci wàllu immobilier maanaam naka nga mënee yow tey jii nii financer sa premier investissement immobilier di ci woo ay architecte di ci woo également ay ñoo xamante ni mës nañ koo def te am ci expérience ñu bëgg partager ak gars yi donc ñu am ci vraiment ay architectes yu laabiir di ci waxtaan ak gars yi ba ñu mën a am vraiment les bons conseils avant ñu ci lancer wu. waaw mën naa citer très rapidement ku mel ni Mouhamadou Abbas Sall ak également Mami Tall ak également Mariama Diamboni ak vraiment plein d'autres professionnels yu nekk ak ñun ci biir waxtaan bu am solo boobu noonu di leen jaajëfal te di leen dox daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf.
voilà mu nekkoon Demba Gueye di ko jaajëfal ci qualité gi mais surtout explication yi nga xam ne defal nañu ko ngir ñu gën a mën a comprendre plateforme bii di Clubhouse nag explication yi ñu ci wax am na solo mais surtout sénégalais yi nga xam ne ña nga cay dajaloo mais surtout di waxtaan lu am solo wax na ci ñi nga xamante ni am na ci Clubhouse boo xam ne ñu ko tuddee ci mbirum am na lu liggéey bu am solo bu ñu def ca Touba demoon ba ci xalif bi wane fësal ni dañoo dajaloo woon mi ngi déparé ci dajaloo bi nga xam ne dajaloo nañ ko ci Clubhouse particularité bi nag dem ba ñëw na ci wax nañ ko pas de post amul post comme Facebook amul message yi comme Facebook bind lépp ci voix la amul vidéo amul hashtag te waxtaan yi ci nga ko duppee ci room mën na daje plus de loolu wala lu tolloog 5000 personnes yoo xam ne ci benn room waaw room la ñuy mooy expression bi mooy voilà room su beneen mën nañu wax salle virtuelle ñëpp di waxtaanee seen xalaat wala joxe seen xalaat ci loo xamante ne da leen di jëmale kanam wax na ko ci ñi liggéey ci mbirum wax naa ko ñi wutum kër yeeg ay Clubhouse ci mbirum musique am na ci Clubhouse ci mbirum entrepreneuriat gis na nga gis ay ndaw yu bari di dajaloo di waxtaanee naka la ñu mën a def ba entreprendre naka la ñu mën a def ba teg seen ay budget ngir mën a développer benn projet bu am solo ñu ngi koy def mais seul quoi mooy problème bu ma ci gis man personnellement waroon na valable pour téléphone yëpp mais iPhone rek vraiment dafay discriminer quoi du yemale te dafa nekk plateforme bu am solo boo xamante ni vraiment dina arranger ndaw ñi ci jamono ji ñu toll ak mbirum ay Covid ak confinement ak wala ñenn ñi nga xamante déplacement yi dañ koy éviter wala wàññeeku ci yenn déplacement yi dina permettre ndaw ñi di mën a dajaloo ci benn plateforme waxtaanee loo xamante ne ni gën a jëmale kanam te loolu am na solo parfois mën nga fa dajeek ay artistes yu mag dañuy def ay Clubhouse gis naa Mark Zuckerberg actuellement moo ëppale bokk na ci ñu ëpp ay follower ci Clubhouse bi plus d'1 million de personnes yoo xam ne ñoo koy suivre moom Facebook mais parce que dafay def ay sorties di génn ñeneen ay artistes yu mag fële ci États-Unis wala ay présentateurs yu ñuy ràññeeku ay influenceurs dañuy def ay daje yu am solo yoo xamante ne toujours ci li leen di gën a yokk la moo tax Clubhouse daal am na solo te waxoon nañ leen ko dinañ leen ko expliquer waxtaan ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñu gën a mën a expliquer lan mooy njariñu Clubhouse lu am solo la wax nañ ko dara du leen rëcc ci li xew ci biir internet bi muy application bu bees muy plateforme bu bees muy loo xamante ne da leen di yokk ngir ngeen gën a miinanteeg internet amul limite waaw internet géej la daal comme niñ koy waxee loolu am na solo jaajëfal encore une fois Demba Gueye ci jàppandal geek explication yu simple yi nga xam ne joxe nga ko ngir ñu mën a gën a comprendre plateforme bii ñu duppee Clubhouse. leneen li dañuy dem fële rek xanaa dem ak Twitter mi nga xamante ni dafa di Jack Dorsey moom mi nga xam ne moom Twitter dafa jaay lii di premier tweetam koppar gu baree bari boo koy évaluer ci mbirum franc CFA mi diggante 16 la jàpp 17 millions de francs CFA ci premier tweetam Twitter waxoon nañ ko mi ngi doon féete 15 ans ci dimanche bi ñu génn nekk réseau social boo xamante ni dafa influent lool ci àddina actuellement nii kilifa yu bari di ko utiliser. Gis nañ fi diggante réseau social boobu di Twitter ak Donald Trump nekkoon ancien président des États-Unis ak coow li nga xam ne amoon nañ fi ba ñu dàq ko d'ailleurs ëlbatiku na fësalaat ne dina ñëwaat ci internet mais ci beneen plateforme lay jaar loolu ñu ngi koy xaar nekk na lu am solo di wax ni léegi internet ni mu nekkee lu bari doole wala lu am doole ci képp koo munti doon donc boo mënee nekk ci vie réelle bi koo xamante ne ku puissant nga ci internet da nga war a mën a gën a am taxawaay bu am solo di ko wax encore une fois sunu njiit yi ñuy gën a am explication wala taxawaay ci réseaux sociaux yi ci internet di gën a expliquer ndaw ñi sànq maa ngi koy wax ne ci niveau bi ñu toll étape bi ñu toll loo nekk kilifa am xam-xam wàccal tuuti jéem a méngoog xale yi seen génération tolloog ñoom ngir gën a mën a communiquer ak ñoom. loolu c'est valable pour sunu autorités yi ngir ñu xam ne fi jamono toll dañuy mën a jéem a ànd ak moom ngir méngoog moom am na solo. jaajëfal leen gis nga loolu information bu am solo la ci réseau social bii di Twitter leneen li dañuy dem Tunisie ak seen benn internaute moo ñu ci suggéré c'est vrai ne lu tax duñu wax ci satellite bi nga xam ne 100% fait maison la tunisien yi daal di lancé lundi bi ñu génne effectivement partagé nañ ko nekk na xibaar bi nga xam ne bégloo na africain yu bari d'ailleurs Tunisie nekk premier pays maghrébien bi nga xamante ni ñoo njëkk a lancé seen satellite boo xam ne 100% tunisien la pour ñoom la
loolu nag nekk na lu am solo loo xamante ni vraiment ci kanamu président de la république et puis ay ndawoo ko def ñoom ñëpp ñi ngi entre 25 ans ba 30 ans loolu lu am solo la ay ndaw mais surtout jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo internet ak xarala yu yees yi loolu nekk na lu am solo loo xamante ni gis nañ ni jeunes tunisiens yi wala tunisiens yi ñu ngi ci bàyyi xel te loolu nekk na lu ama solo donc internet bi ñu waxoon ñu partagé ko lii gis naa ni ak hashtag bi sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram kontaan na ñu joxe ci xibaar bi sénégalais yëpp jot ko mais surtout africains yëpp ndaxte satellite ak premier satellite vraiment loolu jar na partagé quoi c'est une bonne information boo xam ni dina soxal internautes yi. kii kan la wala lii lan la d'habitude moom la ñuy jeexee le meilleur pour la fin mais Apulaay wanaatal gars yi vidéo bi ñu gis ko ndaxte internautes yi ñoom ñëpp a ngi commenté ku nekk naan fii rond-point G2 la place de l'indépendance rond-point G2 daal bari na. place de l'indépendance rond-point G2 wanaat leen vidéo bi man nag yoruma retour fii mais wanaat leen vidéo bi ñu gis bu baax gars yi mën a xool bu baax fan la ñu continuer commentaire am nañ possibilité toujours di réagir en temps réel ak hashtag bi di sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram ba ci YouTube bi même bu émission bi jeexee émission bi dina dugg ci sunu chaîne YouTube bu télévision Futur Média ngeen dem fi ñuy commentaire ngeen commenter def seen hashtag gis vidéo bi ngeen di gis nii ñu leen koy partagel nii mu nekk loo xamante ni question la mook émission bay ànd mag ñi ñu koy partagé di ñu rappeler ngir ndaw ñu gën a fàttaliku Dakar gu njëkk ga waaw année yi dafay gaaw trop mais surtout affaire yi nu muy gaawee dafay xaw a impressionnant quoi nekk na lu am solo. merci beaucoup ci vidéo bi Apulaay ñu jeexalee li nga xamante ni mooy rubrique kii kan la wala lii lan la hashtag bi xam ngeen ko sunu net la muy Twitter Facebook ak YouTube kii kan la am na image bu ñu fi bàyyi woon wan leen ko voilà. kii kan la commentaire yi bari na nag am na ñoo xam ne sax livre la ñu bindal ci image bi nga xam ne bàyyi nañ ko pourquoi jigéen ñi ñëpp ci depuis le début mois de mars bi parce que seen weer la ñoom jigéen ñi dañuy gën a fésal jigéen ñi nga xam ne marqué nañ histoire bu Sénégal ci domaine bu ci nekk gën a fésal ñu koy partager expérience ngir ndaw ñu gën ci mën a jàng mais surtout wane waat wala retracer waat seen jaar-jaar loolu baax na ndax gis nañ ni saa suñ fi wane kii kan la ñëpp dañuy dem def ay gëstu defaat ñu wanaat ñu biographie am daal di koy partager ci réseaux sociaux yi te nekk na lu am solo d'ailleurs Mariama Ba bii nga xamante ni gis naa ni daanaka ñëpp a ko trouvé Mariama Ba mi ngi juddu le 17 avril 1924 nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mais surtout ci Afrique àdduna wërngal këpp ndaxte li la mu bindoon ci 1979 muy une si longue lettre nga xamante ni voilà nekk na livre bi nga xamante ni bokk na ci livre yi gën a fës fii ci Afrique sax laay wax wala àdduna ndaxte dafa génn frontières yi moom Mariama Ba mi nga xamante ni voilà kenn dootu ko présenté ci parcours am bari na internet yi nga xam ne ku ci nekk retracé waat na biographie Mariama Ba di ci jaajëfal Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi moom mi sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la Jili ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi am ngeen possibilité am fa lépp luy matériel électroménager muy téléphone portable Samsung yu bees yi fold bi am na fa am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni mën ngeen koo amee foofu ca Jili nekk rond-point cité Kër Góor gi numéro téléphone am ngeen di gis noonu ci suufu écran bi mu nekk 33 847 822 47 00 Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi voilà wanaat leen tey kii kan la bu bees bi xam naa ne bii saf na nag bii saf na voilà am ngeen possibilité réagir en temps réel wala ci bu émission bi jeexee ci réseaux sociaux yi ci suñu plateforme yëpp hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram wax leen ñu ki ngeen di gis ci image bi kan la muy koo xamante ni ngeen retracer un peu jaar-jaaram et puis lu mu marqué ci réew mi toujours dañ leen ni gën a tatagal moom ñoom jigéenu jàmbaar yi jigéen ñi nga xamante ne ay référence lañ ci société bi jigéen ñi nga xamante ni ndaw ñu mën nañ jàng lu baree bare ci ñoom loolu yëpp ci mois de mars bi la ngir gën a fésal mois de mars bi gën a yëkkati jigéen ñi ndaxte seen weer la waaye ñoom sax jigéen ñi atul lëmb la wala àddina wërngal këpp la ndaxte mën nañ jax ni 365 jours yëpp la foofu la jigéen toll ci àddina moo tax suñu rubrique kii kan la wala lii lan la mois de mars bi yëpp dañ ko jagleel jigéen ñi retracé waat seen parcours mais jigéen ñi nga xam ne marqué nañ histoire u Sénégal comme ni ngeen koy gisee ci image bi nii kii kan la wala kan moo nekk ci ginnaaw photo bi hashtag bi sunu net la même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité commentaire ci réseaux sociaux yi wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante ni la avant la pendant ak après am ngeen possibilité ci même après émission bi ngeen commentaire joxe seen xalaat ci réseaux sociaux yi ak hashtag bi di sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram jeex na
non stop la wax naa ko 30 minutes non stop yoo xamante ne fësal li gën a fës ay xibaar la ay images yu reetaanlu wala ay vidéo yoo xam ni comme statut WhatsApp ñu daal di koy partagé ci émission bi mais surtout jàngale lu bare bare tey nag découvrir nañ lu bees loo xam ni soxal nañu bari mais surtout ndaw ñi muy Clubhouse bi dinañ ci ñëwaat gën ci indi ay yaatal mais surtout ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci def ay activités yoo xamante ne toujours baax na ñu koy wane comme exemple la jaajëfal équipe digitale bi ñoom ko jiite di mag yi ñoom Adja mais surtout Apulaay mi nga xam ne moo doon jàppoon ci réalisation bi équipe bi nekkoon ci ginnaaw ñëpp ñoom Babacar Tons am ak surtout Youssou mi nga xam ne moo réalisé lépp ba mu yemb jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi